ndem si yàlla Sir Dawda Kairaba Jawara fii nii ci Fajara continuer rek li nga xamante ne moom mooy waxtaan buñ nekk di def si mbiram pour ndaw ñi nga xamante ne xamuñ kan mooy Sir Dawda ñu mun a xam kan mooy Sir Dawda waaye tamit kilifa yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo jëflante ak ñoom te yàlla bàyyi leen fi bi léegi ñu mun a fàttaleku suñ ne Sir Dawda Kairaba Jawara kan la ak tamit li nga xamante ne moom mooy jaar-jaaram waaye dinañ ko laajte tamit mu faram-fàcceelu ñu rek Kairaba bi si boppam lan moo ko boole si li nga xamante ne moom mooy si tur yi ki nga xamante ne moom mooy ki nga xam ne moom mooy former président Dawda Jawara jërëjëf honorable Uncle OJ nuyu nañ la. jërëjëf thank you very much maa ngi leen a nuyu di leen sant yéen ak seen TV crew bi yëpp di leen gërëm di gën a bi li xewee ba tey yéen a ngi ci kër gi fii di jéem a gis ne li réew mi ak àdduna si yëpp xam nañ li xew digte Sir Dawda benn doomi réew la koo xam ne benn la woon ci doomi moo tax tey mu nekk the first president of the Gambia the first prime minister the first premier of the Gambia ba pare li mu fi def kenn mësu ko fee def digte tey soo déggee ne Gambia am na indépendance yàlla ak Sir Dawda la te benn dëkk du mun a am indépendance ñaari yoon soo déggee ñu ne Gambia am na république yàlla ak Sir Dawda benn dëkk du mun a am république ñaari yoon kon nag tey luñ ko defal rek dañ ko war a defal digte elloon na ko ci jëf ci liggéey ak ci jom ak ci jàmm ak ci bugg a réewam nga am yenn mandarga yi nga xamante ne wax nga ko ñu gestu dégg nit ki nga xamante ne waxam bariwutoon la tey jii suñ ko waree méngale si li nga xamante ne moom mooy leadership maanaam si wàllum jiit lan nga foog ne moom moo waraloon li nga xamante ne moom waxam bariwutoon. Sir Dawda waxam bariwutoon ndigte moom dafa ne woon mu ne gannaaw moom démocratie la te loolu la gëm mu ne su dee diine ci boppam yónnent yi nga xam ne tey ñoo tax ba ñuy julli ñi di dem ci cooci am na ñu leen buggutoon suñ toppoon di wax a ñooñu di xuloo ñooñu di kon tey fi ñu nekk duñ ko def yow defal sa liggéey nit ñi seet sa liggéey su dee baax na su dee jag na su dee njëriñ na leen ñoom dinañ ko wax dinañ ko toppa dinañ def li nga bugga waaye nit nag nit a mel noonu nit nu mun a mel rek foo mu am ñoo xam ne dinañ la bañ oo dinañ wax loo xam ne waruta nekk loo xam ne lu laa yokk la oo lu laa dimbali la waaye Sir Dawda moo xamoon na loolu mu ne moom démocrate la te dafa foog ne moom right bi mu am pour wax keneen beneen doomi Gambia right boobu la am pour wax kon nañ bàyyi nit ñi ñu wax moom muy liggéey ci liggéeyam nag su dee doy na nit ñi di ko sànnil karta muy leen di jiite. nga wax lu am solo ñeneen ñi ne ndaw la woon jamono bi nga xamante ne mu ngi noo jël nguur waaye tamit mu bokkoon si ñooñ ñi nga xamante ne ñoom ñooy Gambie yu néew amoon na si li nga xamante ne moom mooy title boobu noonu ñu daan ooyee saa lan nga foog ne moom moo ko jox li nga xamante ne moom mooy title boobu noonu saa parce que nekkutoon rek lu ñoo lijjanti wala li nga xam ne xaalis moo ko doon joxe. non balaa muy nekk saa sax li ma bëgg a wax mooy bokk na ci doomi réew mi nga xam ne joxe na boppam pour réew fàtte boppam. Dicté Sir Dawda bi moo resign as director of veterinary services time boobu ñaari Gambian rek ñoo ñekk a njiiti département fii ci Gambia muy Sir Dawda Kairaba Jawara ak Dr Jones of medical services waaye Sir Dawda seetutoon liggéey boobu nga xam ne façon liggéey yu loolu ñëpp doon ut Gambia mu resign dugg ci loo xam ne xamutoon ëllëg lan laa nekk ci moom waaye moom fekk bugg a réewam ak gom réewam ak bugg a jàmmi réewam ak bugg a nit ñi am seen jàmm moo ko ci dugal mu bàyyi liggéeyam duga foom parti bi jiite parti bi xeex pour jaam yaa bi nekk tubaab yi buum bi ñu takk suñu baat bi ñu génnee ko kon nag Sir Dawda moom lim gisoon mooy boppam réew mi gisul boppam lim gisoon mooy jàmmi réew mi du jàmmi boppam lim gisoon mooy jëm kanami réew mi du jëm kanami boppam moo tax bi nga xam ne Sir Dawda lim def ci Gambia suñ ko bëggee lim yëpp tey nañu yël wikk ndik tey soo gisee Gambia toll fi mu toll yàlla ak Sir Dawda moo tax ci njiitam ndik te yàlla def na am na ñu ko doon dimbale waaye nag suñu waxee njiit rek dañoo wax bi ko moom moo jiitu woon bi ko tey moom la yàlla joxoon bébét boobu pour mu jiite tànn ay ministre am tànn ay permanent secrétaire tànn ñi nga xam ne ñooy liggéeyam moom ñuy liggéeyam moom ba def Gambie li mu war a nekkate non saa mooy liggéeyam ci mbitim réew ak àdduna si di te Sir Dawda dafa boo nekkoon ci koo xam ne dafa joxoon cër yeneen réew yi ak li réew yooyu taxaw mu ne bi ko réew mu nekk sa souveraineté sa indépendance ko war a respect mu respect ko waaye mu ne tamit nag dëkk buy xam ne dafa not nitam ñi war nañ cee wax moo tax njëkka mu taxawal ne day war a am human rights mu wax ko OUU summit head of state yëpp président Afrique yëpp meet Kampala 1975 mu taxaw fa waxtaan ñoom ba mun leen a convaincre ñoom ñëpp
ñu samp Human and People Rights Commission yàlla def time boobu Gambia rek moo am multi party democracy in Africa moo tax ñu def fi headquarters bi ba tey jógeewu foofu mu dem to di Commonwealth ne Commonwealth bi tam gannaaw ñun ñi nga xam ne dañu colonise woon ñu ngi ci bokk ak ñi nga xam ne ñoo ñu colonise woon kon war nañoo am foofu tam Human Rights Unit boobu tam mu convince leen ba am foog naa ci loolu liggéeyam yu rafet yooyu mu def ci mbitim réew yooyu la Queen bi gis jox ko cër bi nga xam ne ak ndam bi nga xam ne tey moo tax ñu ko sa Kairaba bi moom foog naa bi mu wëccee turam xam nga David Kwesi Jawara la tuddoon bi mu dellusee ci jullit David bi mu def ko Daawda Kwesi bi mu def ko Kairaba bi ko wax moom yëpp nit yi jàmm la woon ndaxte lu tax ma ne nit yi jàmm la Saa Dawda bañoon na ko ba ci biir Gambia fii fu mu dégg fitna ak coow dina ekkati ay kilifa waxtaan ñoom ñu dem waxi foofu pour gis ne jàmm am na fa yàlla def Senghor ak Sékou Touré biñ jotee ba dara desut loolu mooy xare seen diggante Saa Dawda moo jóg kenn yónnewu ko dem dox ñaari dëkk yi dox ba jàmm am seen diggante Houphouët-Boigny ak Gaysembe Ayadema of Togo bi ñu amee problème tam Saa Dawda jóg ci coobare boppam dem wax ba jàmm am fa Sierra Leone Liberia bi ñu amee problème Saa Dawda jóg ci coobare boppam dem gis ne waxtaan naa ñoom ba jàmm am fa yàlla def Iran Irak bi ñoo xare aduna si yem toog New York United Nations ñu set up committee seen yaakaaruñ kenn xalaatuñ kenn pour mu jiite ko lu mooy Saa Dawda Kairaba Jawara Gambia bu tuuti bii ci United Nations nga xam ne fa la Américain yaa fa British yaa fa German yaa fa yeneen dëkk yi Saudi Arabia ñëpp a nga fa ñu ne na Saa Dawda nekk njiiti comité boobu moo isi jàmm foofu tam moo tax Kairaba bi dafa fitting Kairaba mooy jàmm Saa Dawda jàmm laa jóge suba jàmm laa tëddee guddi moom li mu doon wax rek mooy nañ def loo xam ne ñu ngi koo def ne leen ko def ci jàmm du ko ci jàmm la yëpp xëcc mu ne tey soo gisee sax pour jëm kanam war a am jàmm yàlla war a am yëpp jàmm am moo tax mu ne su jàmm amul rek jëm kanam du am jàmm yàlla du am. waaw Saa Dawda dafa béykoon soo ne moom luwaa li mu wax rek daf koo toppa te du ci am jaxasoo moo tax ba nga xam ne time boobu civil service bi ñi nga xam ne ñooy liggéey à civil servant doo mus a gis benn civil servant dem ci ci meeting yi PPP bi ko mu ne civil servant dañ fi nekk pour nguur gi ñëw ñu liggéeyal la mu ne nguur cabinet bi politiciens yi dañoo jagal police yi waaye pour exécute ko civil servant ñoo ñooy experts yi ñoo ko jàng ci université yi ñoo am xam-xam bi kon nag ñooñu réew mi lañ fi nekkal buñ leen boole ci parti politique loolu bokkoon na ci li nga xam ne moo tax ba Saa Dawda mun a am lim am yàlla di tax mu ne institution yi taxaw mbootaay taxaw yi nekk ci nguur like police yi soldats yi civil service bi ak ñeneen buñ leen boole ci politique ne leen bàyyi ñu def seen liggéey ñun ne leen defar suñ loi defar suñ police yi ñu jox leen ko ñu implement ko looloo taxoon Saa Dawda ba nga xam ne ba mu jógee fi jàmm la ama ñëpp amul ñiiroo ak ngarolo te da nga gis ne tamit du daa interfere ci loo xam ne fii la ne waru ci interfere loi ko war a interfere daf ko bàyyi loi bi mu def xam bu mu joxoon la loi because li tax ñuy wax ne tànqam lu la mooy Yaya Jammeh ba mu ñëwee tànqam lu wut te gis nañ li xew fu nekk mu dugal fa loxoom def lu ko neex Saa Dawda loolu la bañoon nag te ba mu defee loolu jàmm amatul Gambie ci la réew mi tas Saa Dawda dafa ne loi gannaaw nit ñi ñëpp a toog ca néegi député yi defar loi kon ñëpp ñu dañ war a respect loi boobu kenn warut a nekk ci kaw loi boobu mu nga nekk président nga nekk prime ministre nga nekk vice président ñëpp dañ war a dox ci loi boobu loolu moo taxoon ba jàmm am fi Saa Dawda am jàmm dicté loi soo ko jàllee rek fitna nga ici dicté su dee ñu ne nag lii la war a doxee nga ne yow gannaaw yaa président du doxee noonu dama dee wax nit ñi bés bu nekk ñun jullit tey soo gisee ñu jullit yonent yàlla Muhammad moo tax waaye ñaata yoon la yónent bi werante ay saxaaba yàlla yónni Jibril ne saxaaba yi ñoo nekk ci dëgg Saa Dawda nag noonu la doon liggéeyee dafay déglu dafay waxtaan dafay oote man mii wax yow nii Sirif Diba nekk na opposition leader Assane Moussa Camara opposition leader Saa Dawda yónni na ma du mel ne yoon du ñaari yoon ci ñooñu di leen oo ñuy dem office am pour muy waxtaan ak ñoom yëfi réew mi te xam na ne bokkuñ parti waaye xam na ne parti boo gis ci réew mi Gambia ta nga taxaw parti boo gis ci réew mi Gambia la gën a important kon nag pour ñu wax jàmma def jàmma ci suñ biir gis ne suñ nekkee ci parti suñ bokkul parti tam taxul ñu nekk ay mbañ ñun ñëpp ay partners lañ dañ war a liggéey pour gis ne li baax pour réew mi ñu def loolu Saa Dawda noonu la doon liggéey Saa Dawda dafa bëggoon lu baax pour réew mi
moo tax bañ na ko ba ñëpp xam nañ ne moo doon président waaye benn doomam jàngewut fenn high school ak primary school Gambia fii la ko def di àndaa suñ doom yi dem school di àndaa ñoom di dem ci bij bi di àndaa ñoom di foyi di àndaa ñu di football yi bi ko moom dafa foog ne ñëpp ñoo fi am te moo ci la bokk waaye ku la wax ne tam nag school bariwutoon bi ñoo am independence ñetti school moo nekk KMC yëpp Serekunda school Kanifing school Latrikunda Abakaw school waaye nag balaa ñuy coup d'état Latrikunda Sabiji am na school Talending am na school Fajikunda am na school Bundung am na school Bakaw am na school Latrikunda Danso am na school loolu yëpp wane na ne moom mu ngi doon yaawale yëfi njàng mi ak njëfi faju bi ko xam na ne dëkk du dem kanam te amuloo jàng bu baax ak fajukaay bu baax waaye yooyu yëpp nag suy dem da nga ko war a emale tam ci ami réew soo ko emalewul ci ami réew tam da nga koo samp rek mu nekk fa loo xam ne amu fa njëriñ loolu ñu dal ci time Yaya Jammeh dafa samp lopitaan bi nekk fa garab amut ñi faa liggéey amut ban njëriñ la building bi am building lu lopitaan de lopitaan mooy garab bi ak liggéeykat yi ak jumtuwaay yi war a liggéey ci biir lopitaan school tam du school rek de building rek déedéet te li ñuy wax school yëpp tam ba di wax ne university Sir Dawda tey li nga gis moo nekk ci university bi yëpp tay mi Sir Dawda lañ ko samp ba Kama Badji ki nekk first minister of education balaa coup d'état samp na commission ne pour ñu establish university bañ d'accord nañ establish university moo tax ba tey di main university campus biir Kama la te biir Kama samp nañ ko over 10 years balaa coup d'état School of Agriculture samp nañ ko about 15-20 years bi balaa coup d'état School of Midwifery bu noo si nekk PPP government samp nañ ko 20 years balaa coup d'état School of Public Health samp nañ ko 20 years balaa coup d'état GTTI PPP government ñoo ko samta MDI PPP government ñoo ko samta RDI PPP government ñoo ko sampa te yooyu yëpp tey ñoom université bi dama ne soo naanee ndox ci ndaa gërëmal borom teen bi ko su gasutoon teen bi nga am ndox doo naan ndox noo luñ gëmoon la because Sir Dawda dafa wax ne ci area yooyu nga xam ne moom nga wax education health ak yooyu buñ ci dugal politique nañ gis ne li ñoo def moo gën a correct civil service bi bu njëkk balaa ngaa nekk permanent secretary di nga nekk assistant permanent di nga nekk secretary ba pare by force nga dem nekk commandant ñaari at door a ñëw nekk senior officer dégg nga door a nekk deputy permanent secretary balaa ngaa nekk permanent secretary waaye tay Yaya Jammeh dañoo gis nit koo xam ne demul université sax ñu jël ko ci yoon bi rek ci street bi def ko permanent secretary def ko direct moo tax yëpp yàqu quality du amati because soo jëlee ñoo xam ne amuñ quality naka la ñoo war a superviser quality possible lut kon maanaam daal yow sa gis-gis quality foog mu nekk li nga xamante ne moom mooy foundation bi. foundation la war a nekk dafa war a sax bam dooree ba fa moo em waaye su dee dañ cee dugal loxo dugal ci wax yoo xam ne bokkut ak li nga xam ne mooy ngëm-ngëm yi li nga xam ne mooy tax ba loolu am njëriñ ci nit ñi yàqute rek laa indi. kon suñ ko déggee si kaddu ki nga xamante ne moom mooy Omar Ojeh Jallow moom mu ngi wax ne Sir Dawda nekkoon na administrateur bi nga xamante ne dafa respectoon rule of law waaye tamit dafa gëmoon li nga xam ne moom mooy di output of quality. daf ko gëmoon te daf ko liggéeyee tamit nekkul ne daf ko wax rek daf koo jëfoo Sir Dawda rek laa gis permanent secretary jotee ministre mu génnee ministre bi permanent secretary jotee ministre Sir Dawda génnee ministre bi ba nga gisee ne permanent secretary bu moo right bi ko xam ne permanent secretary bi tam li moo nekk permanent secretary Gambian la right bi ministre bi am permanent secretary bi right boobu la am soo su dëgga ñëwee nag duñ farfarlu politique mbaa civil service dëgga moom ak Sir Dawda dëgga moom ak suma baay dëgga yàllaa ko moom kon nag su ñoo doxal Sir Dawda loolu la amoon moom dëgga laa doxal su dëgga ñëwee moo tax du mus a def dara te njëkk teg ay nit ngeen waxtaan li ma la am mooy ne mooy déglu daf ci amoon taxaw farlu boo xam ne moo tax ba juumam parewut because njiit lu déglu rek juumte bi dafa bari te du juumte bi baree coono bari su coono baree fitna am Sir Dawda loolu la xamoon xam na ne moom nit la te benn nit du mun a xam lu ne moo tax mu isi ay nit pour ñu ko advice muy leen a déglu di waxtaan ak ñoom léegi-léegi sax duñ d'accord ak li mu wax waaye mu d'accord ci ñëw li ñu wax xam ne su dee yéen fukka toog ngeen yow kenn nga wax dara juróom-ñenn ci d'accord ci leen kon juróom-ñenn ci ñoo nekk ci dëgg Sir Dawda moom noonu la daan def
gannaaw li nga xamante ne moom mooy liggéey amoon ngeen relationship bi nga xamante ne nekkutoon only official mun nga ñoo wax ban kilifa la woon not only as a politicien waaye si kilifteef. kilifa dëgg mooy Sir Dawda ndaxte kilifa nekkul tiital njaboot nekkul toroxal njaboot Sir Dawda dafa wàcce woon boppam emale boppam ak ñëpp because Sir Dawda soo seetee man ñëpp xam nañ ma keroog wax naa ko fii dañ ko doon jox benn honor about 1 year ago foo naa mu tagg 1 year sax mu yónnee ne man rek may wax on his behalf ma ñëw fi waaye ba ma waxee ba pare li ma njëkk a wax gars yi ma ne leen Sir Dawda mi ngeen a gis ne ñey la xam nga ñu ne ñey dafa mun a muñ moo tax su buggee dëggaat janax sax daf ko war a dal because man OJ ku ma xam Serekunda xam ni ma mel nit def ma ci cabinet am fukki at a ñeneen kon nag kooku ñey la moo tax ma wax ko Sir Dawda ni mu meloon kenn melu ko dafa balale Sir Dawda daan toog président di dem supermarket àndaa benn police président ba pare moom mooy postural bi ndik gom ne moom nit la nit ñi gënul ñi ko jiital c'est nga soo toogee ba nekk njiit foo ne yaa gën ñi la jiital rek jumte am na jumte boobu nag ñun ndaw yi yéen ndaw yi loolu ngeen war a bàyyi léegi jiital nit def ko yàlla dikte wax ji dafa bari ndaw yi lii ka leen la kii waree diw la yooyu dama ne nag dama ne man Gambia ak suma du diine rek moo ma jaral dee Gambia rek moo tax dama ne Gambia su ñoo liggéey ne leen liggéey pour Gambia OJ mun ngeen ko jiital waaye soo leen gisee ne mu ngi def loo xam ne du baaxul pour Gambia génne leen ko soo leen ko génne wu ta bés na dee c'est du dee Gambia dafa continuer ana Kwame Nkrumah ana Sékou Touré ana njiiti Afrique yëpp tey moromi Sir Dawda yëpp dem ne Sir Dawda fi desoon moom it yàlla jël na ko waaye Gambia yow bi doomam bi nañ fi nekk dem bàyyi fi Gambia man suma doom yi ne man naa dem bàyyi fi suma doom yi dem bàyyi fi seen doom yi Gambia will always survive and will continue to be Gambia so su ñoo liggéey ne leen liggéeyal réew gis li baax pour réew mi li bi yóbbu réew mi kanam li def jàmm ci réew mi loolu lañ war a liggéey te fàtte nit fàtte pati fàtte mbokk seen nga Sir Dawda li ma neexoon ci moom mooy xamut xeet Sir Dawda lim gënoon a bañ ci àdduna mooy xaaj le xeej ak xaaj le diine di te moom lim doon feot jikko ak jëf ju rafet lañ war a seet ci nit waaye du ndax soose la ndax pël la ndax olof la ndax joolaa la ndax saraxule la déedéet ndax gourmet la ndax sëriñ la jikko bu rafet ak jëf ju rafet ngaa seet ci nit pour tànn ko jiital ko Sir Dawda na loolu la moo tax Sir Dawda cabinet am bi balaa coup d'état pël yaa ngi fa saraxule yaa ngi fa joolaa yaa ngi fa soose yaa ngi fa ñëpp a ngi ci cabinet am bi ko moom gisutoon xeet jikko laa seet ak jëf ju rafet Sir Dawda soo munee gis James Gomez ñëpp xam nañ ne njaago la te gourmet la ñaata kër njaago nekk Banjul ak ñaata gourmet nekk Banjul waaye ca jikkoom bu baax ak jëfam bu rafet ak liggéeyam bu rafet jël lañ ko def ko mayor of Banjul ba coup d'état moo nekk mayor te liggéey bi mu def Banjul ñëpp gis nañ ko kon nag moo tax Sir Dawda dama gëm ne ñun dañ war a toppa ci lim doon def ci jikkoom ak ci jëfam bu rafet dañ ci war a toppa xale yi toppa ci suñ ko defee Gambia dina mun a dem fa mu war a dem di te jàmm dina am déggoo dina am respect dina am ba pare ñu ni neen ñu xamalante bugante yërëmante ba pare tolérante bu ma la gis ne yow njaago nga ma ne man pël laa dee fo lan pël dafa gën njaago balaa ngaay koo xam njaago sëriñ dee sëriñ pël dee ni ñoo sangee le ñoo sangee ñun ñaar ni ñoo rappee le ñoo rappee ni ñoo julee le ñoo julee ni ñoo suulee le ñoo julee sooy dem ci yàlla na nga ñëwee woon noonu ngeen a delloo ci yàlla kon ana xeebante ana gënante amu fi benn tribe gënul benn tribe ñun ñëpp a am ci kanam yàlla Sir Dawda loolu la taxawaloon fii. ñu ñëw si benn mbir bi nga xamante ne junja nga ko ba pare ñu bàyyi la nga advice ndaw ñi bokk na si li nga xamante ne soo waxtaanee ak kilifa yi dinañ la ko wax mooy ne gannaaw sax bu mu nekkoon président daf daan faral di dem si li nga xamante ne moom mooy xew yi lu mel ni njënte ak dëj waaye tey am na keneen ku ñu waxtaan mu ne moom daan mu ngi nekkoon ndaw waaye yoon Sir Dawda demoon na fekkaleen fi nga xamante ne moom mooy Small Batos di fi nga xamante ne moom mooy Banjulinding papaam bokkoon si jamono boobu noonu ñu nekkoon si sécurité bi waaye ak luñ nekk xale yëpp su ñëwaan
su bëree ba bëri benn nit lam doon àndal si wàllum kaaraange gi ba pare dañ leen daan bàyyi ñu am dat access maanaam munoon koo dem ba jege ci ki nga xamante ne moom moo jiite woon réew mi yëpp lu waraloon loolu ak lan lañ si mën a jàngee. see nga oto bi gën a important mooy sécurité bi gën a important ci nit mooy nga def jub ak jëf ju rafet rek am nga sécurité sécurité bu bari foo ko gis rek juba dem fa nit ñi la sànnil karta tànn la looy na ragale doye su dee yaa ngi jëflante ñoom ci dëgg ak yoon Saa Dawda dafa xamoon ne moom moo nit ñi amuñ benn yaayam a yónni moo nit ñi jàmm lañ amoon moo tax dimanche bu nekk ak samedi bu nekk suy dem Banjul ci faamam bi moom moo benn police ay ànd bi ko xam ne deful kenn lu bon ko bugg a rey oo ko bugg a defin. waaye place am moo nekkoon président ndax loolu óoru woon na. óor na lu ko jot bañ ko buggee jëndal et bullet proof car maa ngi nekk ministre xam nga lu mu ñu wax mu ne xaalis bu bari bi la ñu war a jëndee moto bi le waaye man ci biir moto bi rek laay toog su ma génnee ci moto bi nit bugg maa feteel nag naka laay def te mu ne ma li maa nekk ci biti moto bi moo gën a bari li maa nekk ci biir moto bi mu ne jël leen xaalis bi ngeen def ko ci leneen luy njëriñ réewi Gambia mu bañ ne du moom du dugg ci bullet proof car loo wane na kon ban façon nit la dafa gëmoon ne nit ñee ko jiital moo nit ñee gënul kenn li war a dox diggante man nit ñi mooy jàmm ak gis ne li nit ñi bugg a mu ngi koo def mu ngi leen koo defal ci jàmm looloo tax mu yàgg fi am fi jàmma nit ñi. dégg nañ xibaar yi nga xamante ne yu tocin la naam li nga xamante ne moom mooy lu ñoo waxtaanee muy dëj waaye suñ dégloo xibaar yi réewi Gambia kontaan ne ndeke Gambia bu ndaw bi am na ki nga xamante ne addina dina ko nawloo si li nga xamante ne moom mooy suufeel boppam ak place bi nga xamante ne moom la amoon di président léegi ni junja nga ko nit ñi ñoo ko tànna kon su fekkee ne dem na ba def lu baax rek waratoon a am li moo ragal ba tey jii lañ jot xibaar boobu ne daf daan dem Banjulu Nding muy jëflante ak doomi baadoo la doomi ñëpp ba pare amutoon dara li nga xamante ne mu ngi ko si doon ragal léegi nii firndeel nga kàddu yooyu noonu Uncle Oji lan nga bëggoon a ñaax ndaw ñi ñun nga xamante ne ñu ngi séntu lu bari si li nga xamante ne moom mooy leadership waaye ñu ngi waaj tamit di dugg si li nga xamante ne moom mooy politics. waaw man li ma bëgg a mooy ndaw yi nañ dugg ci politics because Saa Dawda daf daan dimbale ndaw yi ñuy dugg ci politics man bi ma contest elections in 1972 fekk xale laa woon ma fail 77 maa ngi nekk 31 years ma win Saa Dawda jël ma at that age def ma deputy foreign minister ma am 34 years mu def ma minister pour ma establish a new ministry of water resources environment forestry and wildlife Saa Dawda ci boppam bi moo nekk prime minister 41 years la am bi moo nekk président 46 years la am Seewu Sabally bi moo nekk ministre mu ngi am 36 years Laani Diallo Sonko bi moo nekk ministre mu ngi am 36 years ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen after loolu nag sax after man bi ma ñëwee am na ñeneen ñoo xam ne maa leen mag def na leen ministre ñoom Buba Balde James Alkali Gueye ak ñeneen ak Assane Diallo moo tax ma fiil ne Saa Dawda war nañ koo roy ci fànn yu bari daf daan make sure ne xaleel ak mag yëpp a nekk ci cabinet bi because soo déggee réew xale la mag la kër goo dem amul xale kër googu baaxut waaye kër goo dem amul kilifa tam kër gi baaxut because ñun ñëpp dañoo ñaan pour am ay doom dëkkaa ñoom suñ demee ba mag ñu leen a déglu ñu ñoo déglu Saa Dawda loolu la saxaloon moo tax ba nga xam ne nguuram gi mënoon a dem kanam mënoon a dëgër because am na fa ay xale am na fa ay mag ñuy toog di diisoo di waxtaan pour lanaa yóbbu réew mi kanam di te xale yi fii lañ bokk mag ñi fii lañ bokk looloo yóbbu woon réew mi ci kanam damaa ñaan nag xale yi buñ dee yàkkamti nañ xam ne réew mi moo gën a important te mënuñoo fee am dara lu leen a njëriñ te amuñ ko ci jàmm ku fi bugg a isi loo xam ne du jàmm fitna bañ leen di te ñun yàlla may nañu Yaya Jammeh ku ko na bon ci Afrique amut waaye yàlla may nañu bañ génne ko fi ci jàmm dara tuuruwut gannaawam nag lu tax ñun mun nañoo def loolu gannaaw mënuñoo toog waxtaan damaa ñaan ndaw yi nañ ànd ak seen sago ànd ak seen xel te dal tey su fi fitna amee ñoom ñooy sonn de ñun def nañ suñu wàll ba pare nañ toog ànd ak sago ba pare respect li luwaa bi wax lu luwaa wax nañ ànd ak loolu waaye nan ndaw yi dugg ci politique tam waaye su ñoo dugg ci politique nag biñ fa dugga ndik dañ bugg a OJ ba OJ gënal leen Gambia de déedéet bu leen benn nit gënal Gambia bu leen PPP gënal Gambia PPP suy taxaw dafa taxaw pour jagal Gambia OJ suy jiitee beneen parti yàlla def na léegi ma nekkaatuma njiiti parti Papa Ndiaye moo njiiti PPP waaye nag Papa Ndiaye ak PPP yëpp Gambia leen gën a important Papa Ndiaye PPP ay yeneen parti ak seen jiiti yëpp soo leen boolee Gambia gën a important kon ndaw yi nañ xam loolu
gis ne su ñoo dugga ci politique réew mi tax ñu cee dugga liggéeyal réew mi defar réew mi jëm kanam ñun ñëpp ñu mun cee njëriñoo. Oncle OJ bara ñu laa bàyyi li nga xamante ne moom mooy dunda gi lu am solo la taarix wane na ne seen jamono maintenir ngeen li nga xamante ne moom mooy dunda gi ba bëri na ñi nga xamante ne ñu ngi nekkee woon si lu jege Gambia fii lañ daan jëndee lu mel ni maalo ak sukur ba dinañ la ne sa jënda fi maalo dem dëddëwaañe ko sax yóbbu ko beneen réew moo gënoon a yomba lan mooy secret boobu noonu ndax mun ngeen ko waxtaanee ak askan wi. waaw secret bi dafa mel ni Gambia dañ amoon lu ñuy wax economic recovery programme Sir Dawda ak nguur gi ñun ci cabinet time boobu nag ñu ngi am benn minister of finance koo xam ne dafa baaxoon mun liggéeyam muy Sirif Sékouba Cissé moom moo liggéey ak World Bank ak IMF ba nga xam ne Gambia nekka supermarket yi West Coast bi yëpp nga xam ne muy Mali muy Sénégal muy Guinée Bissau yëpp fii lañ jëndee bagage ba pare yàlla def 1983 balaa ñuy def ERP bi saaku maalo $350 la woon waaye biñ duggee ci ERP ba doxal ko saaku maalo dem down to $135 bi ñoo coup d'état saaku sukur $200 la woon waaye bi ñoo coup d'état saaku sukur dem na bi $110 loolu yëpp dafa des ci economic programme bi nga xam ne nguuri Sir Dawda toog nañ xalaat ko defar ko te jëmale ko ci nga xam ne soo déggee réew dem na kanam nit ñee dem kanam te nit du dem kanam te mu ngi xiif dem kanam fam juutee fa moo njëkkee mooy biir bu fees moo tax suma paso wax ne diw gor la de mu ne waa biiram a fees mu ne bu ko nit ku xiif rek nekk jaam dina def lu nekk pour suur Sir Dawda nag loolu la isi woon gis ne taxawal na ba nga xam ne gannaaw gi sax Gambian dalasi bi moo gën a strong even xaalis yi Nigeria ki nga xam ne ñu ngi am oil ñun rek in West Africa ñoo toogoon ba devalue wuñ de dañ revalue di dalasi nga xam ne soo amee dollar instead nga wéccee ko eight dalasi $6 la gannaaw gi soo amee pound instead of $12 $8 la woon Gambie rek ko amoon ba pare ñu ne léegi dalasi bi foo dem ci àdduna mënoo ko wécci yaa jamee yow yàqa loolu yëpp. dégg naa ko si waxtaan bu ma amoon ak benn kilifa mu ne demoon na aji si at yooyu noonu fi nga xamante ne moom mooy si fu mu dem aji mu munoon a wécceeku foofu noonu dalasi jarutoon sax ngay wécceeku fii di dem mu nekk beneen secret. waaw loolu yëpp ci liggéey bu baax ak liggéey bu rafet ak ñu am nguur goo xam ne ñu jox ku nekk cëram ku nekk soo ko joxee cëram jox ko ci respect jox ko ci dadoom rek dina liggéey bu rafet liggéey bu baax loo xam ne njëriñ ñëpp laa nekk. jërëjëf Oncle OJ Jallow mu ne li nga xamante ne moom mooy tey jii suñ doon wax ne si ñaari kaddu kan mooy Sir Dawda dafa ne Sir Dawda déglukat la parce que nekk na ki nga xamante ne daf daan déglu te gannaaw bu mu dégluwoo daf daan xool li gën mu jëf ko ki nga xamante ne moom moo wax loolu noonu mooy Oncle OJ waaye benn kaddu bi nga xamante ne tamit mu ne su ko doon jox ndaw ñi mooy ñu jiital na leen réew mi gënal lépp li nga xamante ne moom mooy lu ñu war a mun a am comme farfarloo kon jërëjëf Oncle OJ si waxtu boo jël finally rek dégg nañ ne nag ki nga xam ne moom mooy Sir Dawda ku bëggoon alxuraan la parce que daf ko daan jàngal lu bari. waaw xam nga moom diine daf ci like su ma ñëwee fii daf ma dee ñaanal te saar yu guddee la dee jël te du dee mistake at his age honestly moom kañ yëfi diine bëggoon na ko trop te foo naa ne loolu tax yàlla may ko lim mel tamit xam nga ñun fii ñu bari dañ gomi yàlla waaye óolu wuñ ko xam nga yàlla nag da nga koo óolu njëkk balaa nga gom ko gom bi rek doyut da nga koo óolu Sir Dawda dafa óolu woon yàlla moo tax yàlla may ko lim may waaye tamit dinaa bugg a tam pour seize opportunité bi pour gërëm Lady Chilel Jawara bi ko Lady Chilel ñëpp xam nañ ci famille mi jógee su dee xaalis la am nañ ko su dee am la am nañ ko waaye bàyyi na yëpp jox àdduna gannaaw di toppatoo suñ kilifa bi le ba yàlla jël ko kon nag ñun tey liñ am mooy pour gërëm Lady Chilel di ko wax ne lim def fees na suñ xol fees na suñ bët ñu ngi koo ñaanal moom a njabootam yal na leen yàlla may jàmm may leen fan wu guddam may leen wér waaw Lady Chilel amul lu mu deful pour paa bi def na ko te war na koo def dinañ wax ne nag dafa sëy si woon waaw Olof Njaay dafa ne am na ñuy sëy waaye am na ñuy seey moom dafa seey woon bu ko moom dafa seey si Sir Dawda time boo ñëwee fii Sir Dawda gi set mu ngi nice yàlla ak Lady Chilel time boo ñëwee mu ngi toog ci booram ci tabulam bi ñun ñoo doy ndéewoo su ma fi ñëwee every other Sunday dinaa dee gis ni mu leen di toppatoo paa bi kon nag ñu ngi gërëm Lady Chilel di ko sant di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudd ak wér. exclusive interview la woon ak ki nga xamante ne moom mooy honorable OJ Jallow si li nga xamante ne moom mooy jaar-jaari Sir Dawda jërëjëf.